salaamaaleykum na ngeen def mbokk yi Baxtaar la Kagulaar la di def ay mise à jour bon xaw ma mise à jour laa koy tuddee xaw ma mais attaques yi contre ma personne dem moom dafa mel ni mbir yi xaw na tàng y a eu beaucoup d'attaques là mais xam nga rek Sall scheme xam nga ñoo xaw a mujjee dëgër der daal maanaam xam nga li ñu naan dëgër der anyway bon c'est pour dugg ci les choses sérieuses bon dañu njëkk a wax parce que démb moom am na ay tuumaal yu bari yu génn ci internet bi ay tuuma yu doy waar kon sama personne mais avant loolu dañuy wax ci mbiru Assane Diouf d'abord li ma ci am comme mise à jour parce que démb man maa leen waxoon ni nañ jéem a xool ay nit yu lox seen loxo set ñoo xam ne duñu ay politiciens ñu jéem see jàpp te ñooñu dañu yaakaar ne rek bu ñu defee yàlla rek kay tax mais politiciens yi souvent ñoom lu ñu def dara de manière désintéressée lépp lu ñu def am na lu nekk ci ginnaaw dañoo bëgg a falu pour s'attirer la sympathie des Sénégalais la donc subjectif rek la ñuy defee donc moo tax ñu jugé woon ni ñu kii xool nit yi borom loxo yu set fii ni diaspora bi surtout ñu nekk Amérique ñu jéem a xool nu ñuy génnee Assane ci li mu nekk tooxi doonu boobu nga xam moo ci dugal boppam waaw moo ci dugal boppam nay leer kenn dugal ko ci moom moo choisir dugal ci boppam ok loolu pour muy clair léegi démb nag am na ay jéego yu ñu ci jot a def am nañu wax ak ay nit démb man ak Baba Aïdara waxtaan nañu ba tard dans la nuit ci mbir mi waxtaan naa seeg ñoom Ousseynou Ba même consul bi sax El Hadj Ndaw même moom woo naa ko pas en tant que moom bëgg boon wax ak représentant Macky Sall parce que affaire bi guerre la Macky Sall contre kii mais en tant qu'être humain d'abord xam nga et ensuite en tant que jullit en tant que sénégalais parce que tamit lu mu métti mënuñu xool suñu benn mbokk par exemple noo koy xamee mooy benn Sénégalais loo leen am problème au Sénégal au bled parce que yéen a ngi fàttaliku bi ñuy rabla ñu nag ñoom Fata xam dafa ay biif mais bu ñu dajee fii États-Unis mais dañu nekk ay mbokk automatiquement quoi mais ay nit bi ñu nekkee àll léegi nag dam leen di njëkk a wax Assane d'après suñuy recherche lan la soxla moom am na ñu naan ñu bëri xam nañ ko dafa kii pour nekk réfugié maanaam dugal kayit parce que mënatul dem Sénégal bon loi bi lan la wax loi bi dafa ni pour nga dugal kayitu réfugié mënoo fi def plus d'une année c'est-à-dire at bi nga njëkk a dugg Amérique ci at boobu noonu ngay dugal kayitu réfugié yi bu fa defee plus de 12 mois affaire da ngay disqualifié pour nga file pour asylum par exemple te Assane def na fi at yu bëri n'est-ce pas beneen bi mooy fi ñu toll nii par exemple Assane li mu soxla pour loolu ñu mën ko teggi parce que y a une manière de contourner loolu mooy li ñuy wax waiver la tudd maanaam waiver benn kii la boo xam ne benn file benn kii la boo xam ne dañ koy remplir mais ak avocat bien sûr il faut nga am avocat ñu gérer ko buñ ko kiiyee ba pare ñu déposer ko maanaam waiver mooy baal ma def naa fi plus d'1 an respecté baal leen ma gouvernement bi baal leen ma léegi nag bon loolu mooy première étape déjà étape waiver bi mooy bu nekkee dafa dugal asylum xam nga ci 1 an yi def na fi lu ëpp 1 an déjà loolu la ñu war a njëkk a régler il faut mu régler waiver bi d'abord ensuite am na fi doom peut-être mën na file après loolu ay cancellation xam parce que def na plus de 10 ans mais au pire des cas daal Assane moom amin li mu mën a am comme avantage mooy peut-être mënuñu ko yóbbu Sénégal
mais tamit man li ma gis par rapport situation benn kii bu ñuy wax withholding lay mën a am withholding mooy lan du mën dem Sénégal mais tamit gars yi duñ ko may kayit yoo xam dina génne dëkk bi maanaam mu am green card di dem di ñëw mais dina légal ci biir dëkk bi man daal man sama analyse yaakaar naa ni bu demee bay am kii fii gars yi kii yaakaar naa boobu lañ koy may mais nag ak Donald Trump affaire yi changé na mën naa am ñu téye ko si jeel bi parce que tamit Assane dafa am ay antécédents il faut ngay xam loolu mais ala kulli alin loolu yëpp pour mu nekk du n'importe quel avocat moo ko mën a gérer il faut mu nekk avocat bu aay gis ngeen avocat O.J. Simpson bi ñëpp koy coow donc ñëpp ko daan coow bi muy dund raay parce que loolu réalité la Amérique ay avocat yu aay mais ñooñu dañoo cher j'en connais comme ñoom David Laypool bu nekk ay Cleveland am na ñeneen Miss David ñoo xam ni mosul perte case seen spécialité mooy bi nekk New York bien sûr moom seen spécialité moom mooy déportation mooy seen spécialité ay ñooñu ay super lawyer lañ leen di wax super lawyers mais bëriwuñu nag parce que ñooñu lañ mën a gérer démb gars yi dégg naa réunir nañu sénégalais réunir nañu xam nga sénégalais benn kii bu demee ni utukaayu buzz bu amee ñëpp ku nekk da ngay bëgg dugal bëgg bokk ñu ne woy da nga cee taxaw suñu mbokk ba mu kiyee mais def fii sabilillah mooy fii ci xol bi mu wal sa yéene benn yéene kese la mooy fii sabilillah loolu moo jafe parce que ñu bëri boo xoolee am na fu ñu bokk soit benn parti politique wala am nañ ay ambition whatever politique wala dara léegi ñoom li ma rendre compte par exemple ci lu bëri affaire cuune quoi loo xam ne dañu gën a dugal waa ji mooy dem gisi ay organisme yoo xam ni dañ la koy defal gratuitement wala da fay nangam na ñooñu ba ils vont pas se concentrer sur ton cas fii Amérique la ñi nekk Amérique xam nañ li may wax da ngay fay lu mat ñu liggéeyal la lu mat donc beneen problème bi am dëgg-dëgg mooy rëy làmmiñ yii di naan dañ koy jiite ñoom genre Françoise Hélène Gaye yooyu mais lan lañ mën defal Assane à part wax ñoo xam liggéeyuñu goruñu yettuñu wax rek la ñuy def mais instant bi Assane dafa soxla plus que ay wax mais lu tax mu andi leen loolu mooy ndaw soosu dafa miine terrain bi quoi pour nga am accès ci Assane damay leen lancer appel leen ñëpp parce que sénégalais dañoo bëri yërmande bëgg nañ ñu dimbali Assane mais je vous dis la vérité ñun amuñu accès ci Assane tey wax nag Mortala qui est son meilleur ami parce que déjà il m'a donné beaucoup d'informations sur Assane parce que ñoom ñaar dañoo yàgg am na tamit yoo xam ne nit ñi dañ koy wax rek dañuy wax nii di sóob rek après dama découvrir lu bëri daal maanaam parce que Mortala tamit loolu laa ma ne ko saa waay waroon nga ma teel a woo léegi parce que Mortala li mu wax Matar dimbal leen Assane Mor xam na quoi parce que yàgg nañu depuis bi ñuy nekk xale la ñuy commencé ànd yéen a mën a dimbali Assane maintenant dekk si internet bi di coow nag di yàq dara Matar ay borom slip beeg nangam yooyu soxlawuñ yooyu instant bi am nañ lu gën a concret lu ñu war a gérer parce que ay sos la anyway te nañ ci ñëw mais bi vite fait après avancer li ñu soxla concrètement mooy ñu may ñun ñi nga xam ne yàlla xaw nañu may tuuti weccet ñun ñu gérer ko bu ma nee ñun mooy du man kese yaa ñi ma cité démb déjà fii Amérique ñu mel ni ñoom Alioune Ba ñoo grand Bokar Ba bu nouvelle vision africaine yàgg na liggéey yàgg na ñafe ñooñu c'est des patriotes ñu mel ni ñoom Modibo ñoom Baba Aydara ak ñeneen xam nga nañu may gars yi ñu am accès ci déjà ñi ma wax ni sax ay ñoom Modibo waxaguma ak ñoom et tout mais dama bëgg wax rek damay wax par rapport ak ñooñu seen taxawaay quoi fii ci diaspora bi parce que peut-être yéen ñu nekk Sénégal wala kii doo xamuloo leen mais ñooñu dañu yàgg par seen rajo yi par seen médium yi ñu yor ay ñoom ku mel ni Bokar Ba xam nga Souleymane Jules Diop Ablaye Wade fële ni muy yoxosoo alors que ñoom Bokar ñoom la quoi au fond mais Souleymane Jules Diop dafa ñëw la ravir la vedette la jël affaire yooyu mais ñooñu dañu yàgg nekk sur le terrain marche yu am fii yëpp fii États-Unis marche yi ñu fi daan def grand Bokar Ba banderole yëpp moo koy indi
te imam la it teg ci imam la gis nga ñooñu dañu nekk fii ci biir kii te ñooñu at least yàlla may leen as tuut yoo xam ne dinañ ko def parce que yàgg nañ jën seen alal di def affaire dama leen bëgg wax ni du affaire ñii di nekk ci internet bi di mbel-mbeli laaj leen lan la ñuy liggéey dañu dem ba di leen nax yéen ci seen mariage ñoom naan leen ñoom rek bëgguma dugg si ay détails quoi mais pour ngeen comprendre bëgg dama yenn saa yi daf may metti gars yi bu ñu comprendre wul dañu am problème ak Matar rek automatiquement seen dafa ni Matar da yéen di yoole ñu jël seen tur yi yokk ci benn turu tubaab bu ñu vivre en concubinage léegi dañu miine dama wax comme ndaw soosu dafa miine kii bi nu mu tal lépp ku dugg par exemple bon xaw ma ndax Baba dina ma permettre ma dóor yenn information yi mais xaw ma mais même moom day dugg mais après accès bi mu doon am du ko amati donc gars yi ngir yàlla dégg naa ne gars yi réunir nañ démb mais ay rek dajale benn $2000 $2000 mais yooyu benn nit da koy gérer yooyu dañ koy gérer dañu wax nag yàlla tax ñi may tudd noonu bu ñu taxawee 2 minutes may bi ñu gérer 5 fois loolu te du ñi ma mënuñu tudd ñëpp quoi dama bëgg wax ni rek sénégalais yi am as tuut ba pare di dem fii sabilillah bëri nañ fii si diaspora fekk du ñu nekk fii ci rajo beeg télé bi di mbeli man loolu laa leen bëgg ko te ñooñu wallahi dama leen waatal de dama leen a waatal wallahi cette Françoise Hélène Gaye la moom instant yi moom mooy représenté Assane bu wootee ñëpp ñëw ku mu saaga yéen ñëpp ngeen ànd saaga ko bu saaga Matar la Kagulaar ñëpp saaga Matar la Kagulaar parce que démb wax na ay wax ñëpp àndandoo di ma saaga xooluñu man 1988 ba léegi maa ngi fi di xeex ngeen xam ma jaar BMG rapadio boobu ba léegi waroon toog sama kër dem toogi relax lekk sama xaalis defuma ko kenn ko xam barki démb ngeen ñëw commencé mu wax ay waxam ngeen may saaga mais anyway yooyu yëpp garaawul loolu moom ci xeex bi la bokk parce que boo choisir yoonu dëgg mënoo bañ yooyu dafa mel ni ñu naan ku bëgg akara da ngay ñeme kaan yi loolu la rek loolu ñun léegi tàmm nañ ko amul problème xam nga mais ñun bu ñuy wax ñooñu ñun tudd turu ñooñu sax wax dëgg yàlla bu doon suñu sago mais dañu bëgg identifier pour ngeen di bàyyi xel boo leen di suivre pour ngeen di bàyyi xel ci faay yi gis nga fenkat toujours day bàyyi ay faay yu ndaw par exemple ndaw soosu day ñëw naan Matar la Kagulaar nangam mais après mën naa leen tegal koo xam ni sa papay doom sa papay doom ak sa yaay doom bàyyi woo leen nga ñëw sa papay doom laa wax de nga ñëw ci Facebook di ko weer mais kooku doo bàyyi Matar gars yi réfléchissez instant bi encore une fois lu tax ñu ciy wax mooy parce que naxey mbaay bi dafa bëri te récupération bi la ñuy bañ parce que bu ñu récupérer affaire yi dañ nax jeunes yu bëri ñu delluwaat case départ Macky Sall même bu fi jóge woon case départ la ñu fiy delluwaat moo tax en amont la ñu war a régler problème yi ñëpp ñi nga xam ne dañoo salte ñëpp ñu salte ñu dégager leen ñëpp ñi nga xam ne wóoruñu ñu dégager leen c'est important sama gars yi donc daal pour ñëw ci kaw Assane bi daal loolu moom mooy situation bi actuellement mënuñu am accès woo naa Mortala nag nee na promettre na ma ne incha allah tey dina fexe Assane woo ma Mor loolu la ma promettre parce que moom xaritu Assane la kooku ñooñu ñooy xaritu Assane parce que xam naa bu amee leen métti moom ni muy waxee métti na ko mais pas ñëpp profiteurs yi. te bu doon suñu sago yi dinañ def lépp te duñ fi nekk sax ci internet bi di wax parce que ñun loolu mooy suñu style par rapport ak def waree ba bëgguñu wax mais on est obligé yenn saa yi ba c'est un peu gênant quoi xam nga pour ngeen comprendre léegi dafa am ñu bëri ñoo xam ne dañ ma naan waaye yéen ñëpp yéen a bokk combat bi comme ñu nag ñoom Hélène ñu bëri inter woo nañ ma naan lan moo tax ngeen di am problème yéen a bokk combat bi non bokkoon nañu combat bi mais bokkatuñu combat bi depuis longtemps bokk ñu yoon non ok léegi parce que dama lire benn kii fii dama leen di expliquer lu xew bëgguma woon wax quoi mais il faut ma expliquer leen quoi déjà yéen dégg ngeen avant may dugg sax avant may expliquer parce que am na ñu bëri ñu ma doon saaga et tout saaga bi man faalewu ma ko mais damay am samay petit frère yoo xam ni you know whatever mën na leen naqari wala samay xarit yi gars yi xam nga mais sénégalais yi il faut ñuy jàng alxuraan bi yenn saa yi quoi ñu koy lire xam ngeen histoire yonent yàlla Daawuda
bi mu toogee ba mu yàgg rek yàlla di expliquer ni ñaari nit tëb mur bi rek ñëw ne ko waaw man ak sama frère bi dañoo am problème man dama am 99 xar ah moom dafa am 99 xar man ma am benn xar léegi mu ne aaya la ci alxuraan bi mu ne léegi man naa ko jël jox ko sama benn xar bi mu boole ko 99 avant muy par rek yonent yàlla Daawuda alayhi salaam commencé juger naan waaw yéen ñu am ñi nii rek ngeen di def ci misaal ngeen comprendre quoi nii rek ngeen def ba nekkee pauvre yi da ngeen am lu bëri bëgg as tuut bi pauvre ngeen dafa wax ba mu yàgg rek sukk ci suuf rek commencé baalu yàlla naan yàlla dekete yoo après dafa réaliser ni test ci test la nekkoon ñaar ñooñu tëb mbir bi du ñu ay nit ay malaaka la ñu woon yàlla da ko doon testé pour wax ko ni bul juger te déggoo les deux parties balaa ngay taxaw ngay saaga Maxtaar at least xaar mu wax la li xew lan moo xew ñu ngi naan Matar borom slip bi naa nga yàq der xam nga Matar bu fi ñëwee di wax ay alxuraan après ñu wax borom slip bi après naa la expliqué même saaga bi dagal bi moom yónnee naa ko bon loolu moom dama leen wax dëgg tamponal naa ko yónnee bon bi te naa leen wax lu tax waaw parce que moment boobu fi ma tolloon la waaw ñëw na chaque fois ñu xaw a close maak moom ñu jegante close bi mooy lan bon ñi xam nañu quoi ñu xar a xam nañu mooy du woon nag ay farantu de waaw nee leen ko bu taxawee parce que am ñu naan waaye da leen di gëmloo ni way xaw ma la na waaye gars yi dañu fii rek la ñuy wane de dañ taxaw du ñu taxaw wax baaxul anyway loolu moom ay déconné la pour sama gars yi kañ yi pour sama kañ yi léegi pour gars yi comprendre woo na ma ñuy waxtaan gars yi xool leen man ci biir camion bi laa nekk truck driver la ñi nekk Amérique routier laa bu ma génnee sama kër mën naa toog 1 mois ci àll bi ñi nekk Amérique wala ñi nekk Europe di fóot seen yére mën ñu ñem waat ni mosuñu fóot seen yére seen kawasu doom ànd ci mooy boo jëlee affaire bi dugal ci mbuur parce que da nga yàqamte sa kawasu doom ànd ci wala sa yére jabar wala sa kii mais loolu ñun ñëpp la dal soxna si woo na ma fi ñuy waxtaan noonu xam nga à l'aise quoi may lem sama yére maa ngi woon ci benn client ñu may loot may lem sama yére bi may lem yére yi ma dajek sama benn owu jabar déjà owu bi tudd ko de owu jabar xam nga ak underwear mooy slip bu jabar pour ngeen comprendre kañ yi xam naa nañ ci waaw slip bu jabar ñuy wax noonu ma ne ko waa mais xool sama jabar rek moo ngi rajaxe fii yére moo ngi fi bu fi ñëwoon tey avant muy xàmmee slip bi xam naa daf may accuser ba pare yéen jigéen ñi dama doon deko nag moom ne ko yéen jigéen ñi rek ngeen def li Iblis fii lay jaar di deko ne noonu donc c'est clair que lii man ak moom leer na ni sama kii jàpp ndekete moom retenir na affaire bi dañoo am problème ci lan la ñu amee problème mooy marche boobu ñoom Abdoulaye Wade doon def waa opposition bi di sacrifier xale yi dañu marche ñoom policier dañu marche woo xale caaroy Pikine def ay Ndiaga Diouf ñu rey ko bu ñu reyee Ndiaga Diouf kan mooy perte mais politiciens yi fee la ñu taxaw seen doom yaa ngi États-Unis France ma ni gars yi bu fi kenn dem benn marche ci biir loolu ma ni fii beneen Souleymane Jules Diop dootu fi amati loolu moom mu ne moom laay visé sama benn grand moom woon ne yi François ci yow la nekk ma xool mu naan waaw man dama ko won ay slip bu jigéen maanaam damay def yu bon sama biir camion damay def yu bon sama gars yi xaaral ma woon leen am leen woon dam leen di woon gars yi yii ñoo nekk sama biir camion yii mooy sama bibliothèque sama biir camion yii dañoo fi nekk gis ngeen ay Ibn Kathir lii moo nekk sama biir camion lii dinaa jël di fi dugal ay jigéen xanaa ñemee wu ma noonu yàlla nag xanaa mu jël affaire bi utiliser ko pour yàq sama der léegi nag jox na leen benn kii parce que metti woon na ma quand même benn kii mu jël affaire bi dama leen bëgg wax rek kan ngeen di diilal ban nit la après jël na benn audio mu tagaleen bi ma koy saaga bi moom dëgg la dama ko weddi bon boobu moom maa ko yónnee pourquoi ma yónnee ko may wax ji sama ex jabar Mia Gueye mais ibaadu la te dafa am lu muy représenté te wax dëgg yàlla man neexuma sax may tudd turam ci yi parce que elle n'a rien à voir ak lii man ak moom bi ñu nekkee ay xarit
wala bi ñu jagantee bokk di waxtaan mu nekk sama sister ma taxawaayu grand frère mais mu xam moment yooyu laa divorcé ak Mia Gueye ma expliqué ko ay détails xam moom lan lay def mooy day jël benn affaire boo xam dëgg la day jël dëgg moom base ay meewam dëgg lay nekk mais ci kaw bi lay déformé ma kii ko comment ça s'appelle encore expliqué ko nu mu demee mu déformé ko déformation boo xam ni dina affecté waale Mia Gueye mi nga xam ni dafa siiw Sénégal Mia mais ci biir siiw bi day muuru léegi mais buy muuru ñu bëri dañoo bëgg jigéen ñi di muuru léegi donc Mia dafa am symbole dafa am lu muy symboliser moo tax man mosul leen gis amoon na peut-être ay kii mais ba taxaw ci kii naan Mia non même bu doon sax normal même bu doon sax amul problème wala du ma ko non mais attends jigéen normal rek doo ko def waxuma la nga taxaw koo xam ne léegi moom symbole la pour jigéen ñu bëri kii di nekkoon ci télé bi di def ay affaire mode affaire yooyu léegi day muuru mu ñëw moom bëgg def ay seytaaneem pour jaxase loolu moo tax ma saaga ko parce que dama meroon ma ne kii degré seytaaneem moo tax mënu ma ko woon muñ mais saaga bi nag defuma ko en public comme Assane saaga privé la benn bon privé laa ko yónnee te j'ai l'impression que sax bon boobu moom mën naa ko moom mën naa ko yónnee waat parce que dafa mel ni j'ai l'impression que mais en privé ba tey parce que damay wax chaque fois entre public bi ak privé bi nañ ciy def attention parce que kooku du nit ku baax léegi nag gars yi lu tax ma leen di wax lii yëpp mooy dem leen laaj ñi mu bokkaloon réhabilitons notre Sénégal toujours ci cadre Assane lañ nekk réhabilitons notre Sénégal dem leen xool ñi mu doon liggéeyandoo ñoom ñëpp la xulool mooy lan ku ci xaw a naan da ngay am tuuti leadership ci kawam da lay indil problème génn la dem leen xool waa Petro-Tim ñoom Cheikh Sadibou Kébé biñ commencé am doole la leen indil problème jaxase leen ak Assane tëj bunte barricade lépp moom xam nga lan mooy intérêt dama leen di wax dëgg de yeewul leen Assane génn du intérêt moo tax mu miine lépp Assane génn prison du intérêt parce que Assane bu génnee day jëlaat leadership bi mais instant bi moom moo fi nekk di teewal Assane moom mooy la star parce que nit ñi dañoo bëgg Assane instant bi sénégalais yi dañoo bëgg Assane dafa am buzz Assane gars yi dañ ko topp donc instant bi képp ku bëgg a xam nouvelle Assane sama live bi def na 771 ans mais gars yi yàgg naa fi live mais mosul egg fii de mais parce que Assane moo tax affaire Assane la ñuy wax donc lépp Assane la ni ñu ci mees rek mooy lépp ay daggal la kon quelque part ay daggal moom moo tax gars yi mu demee nii ah bon yi ñoo tax mu war a demee nii donc y a un problème sama gars yi y a un problème donc wax ji yëpp affaire de leadership la bëgg génn la gel bi dafa nekk ci galère gars yi gel bi wax leen ko mu won leen lan mooy fan lay liggéeyee na leen wax fan lay liggéeyee wax gel bi Cheikh Sène dama ne Cheikh Sène astafurlah fan lay liggéeyee ah non mais yàq der rek yàq der gel bi képp koo xam ni xaw nga kii der mu yàq sa der détruire la dem leen ngeen laajte sama gars yi bu leen déglu Maxtaar ngir yàlla dem leen ngeen xool ngeen ni def leen ngeen seen page kan moo mës a liggéey ak Françoise ci réhabilitons notre Sénégal ngeen jël ci suuf ngeen leen lan mooy seen problème ak Françoise Assane est en danger les gens les gars danger bi du ay kii système bi fii kese gel bi leadership bi lay bëgg moo ko intéressé faalewul Assane te man maa leen parier tey jii man ak yéen maa leen ko wax gel bi bu amul problème ak Assane ngeen ñëw ku nekk gaañan ma jox la $1000 xool leen moog Assane fu muy mujjee li ma leen wax du jëpp parce que affaire bi dafa dem ba nekk si deretam mënu ci dara dem leen ngeen laaj waa réew mi xam nga moom dafa bàyyi léegi moo ngi réew mi xaw ma ndax xam ngeen loolu réew mi la nekk laaj leen waa réew mi est-ce que wóolu nañ ko képp koo xam ne sa wet wala sa kër wala sa koñ am na ko waa réew mi bu fa nekk ne ko est-ce que xam nga est-ce que wóolu nga Françoise Hélène Gaye réew mi bi mu nekk laax dem leen ngeen laaj leen man li ma leen di wax ay fact laa leen di tegal ñun ay jullit la ñu dinañ def erreur nag comme bon boobu ma ko jox erreur la mën na am parce que dama ameroon waaw
parce que comme que temps yi affaire saaga boo xew moom te privé la loolu erreur la je le reconnais parce que ñun dañu war a joxe le bon exemple mais nag ci suuf la woon xam nga yow Mamouchka Choquette yow la ñuy wax tu étais où nga naan elle l'a toujours soutenu da ngaa fekk démb kañ nga fi ñëw yow da ngaa def États-Unis 2-3 ans sax ah da ngeen di wax lu leen wóor waay déggoo li ma fi expliqué yëpp depuis temps réhabilitation nord Sénégal ana ñoom Aldo Mbengue ana ñoom Pofrima ana ñoom Khadim Mokhayri Bousso ana ñoom Ngode bëgguma sax tudd turu gars yi ci sama live yi ah da ngeen a fekk démb ñun ñëpp ñoo doon nekk ak ñoom François ñun ñëpp benn groupe la woon ñoom Grand Galaye Seck ñun ñëpp ñoom Talman ñëpp vous étiez yow ngeen ñun dañoo xam François ñun live ak François ah il faut arrêter là bàyyi leen seen yi ngeen def ñu dem gérer ji problème Mauritanie bi moo gën so benn affaire laay terminer rek mooy dama leen ko waxaat ko xam nga dama leen ko waxaat ko Mamouchka Choquette mën nga bloquer sa bopp parce que bu ma ñëwee moom yow moom seey nga bu ñuy xeex bon gars yi c'est pas du divertissement je sais que c'est vrai que j'aime pas bon c'est pas bien ngay def live di bàyyi ñu lay divertir quoi xam nga mais parfois c'est bien door benn intervalle you know whatever après continuer xam ne fi ñuy waxee freestyle la quoi fii xam nga donc vous m'excusez pour vous autres ñi nga xam ne da ngeen maîtriser communication parce que ñun bu ñuy def yi souvent daf leen di gêner yéen parce que vous êtes les experts mais ngeen comprendre que freestyle la ñuy demee ok léegi benn mbir laay attirer encore attention sénégalais yi te dama leen ko tegal fenn mooy gis nga dama leen doon wax parce que li metti mooy bu Macky Sall defee benn affaire bu baax Macky Sall mënul def lu bon chaque jour Ablaye Wade mënul def lu bon chaque jour rek chaque jour lu bon lay def mais yow bu nekkee dëgg nga taxawal Macky Sall bu defee benn affaire bu baax da nga naan non Macky li mu def fii nag baax na fii moom baax na bien que man nag wax dëgg yàlla moom you know am na peut-être yu ma kii mais affaire français yi moom yi mu jël jaay suñu dëkk bi français yi loolu moom daf ma moo tax defe naa peut-être moo tëj sama cerveau foofu moo tax damay comprendre gars yi benn instant xam nga mais Ablaye Wade lu bon rek la def am na lu baax lu mu def mais sénégalais yi mooy ñoo xam ne ñun bu fekkee nit bañ nañ la doo mënoo def lu baax bu nekkee bëgg nañ la xoolal nekkal Assane nga saaga 1000 saaga nga saaga seen maire taxaw non non waaye dafa meroon rek wala xaal yi la ci ay xaal la nekkoon parce que dañ laa bëgg dañu bëgg seen benn sëriñ gis sëriñ bi naan sàngara ñu bett ko de ñu ne waaw day transformé wu meew lay transformé wu bu duggee parce que ñoom sénégalais noonu la mel sénégalais moo mel noonu léegi nag ñun xam la ma def suñu combat metti mooy nous ne pouvons pas nous faire beaucoup d'amis vous savez pourquoi parce que wax dëgg yàlla dëgg la ñuy xool parce que xamul tax yàlla dafa ne suuratul Isra yàlla dafa ne suura al Isra bu ñu poursuivre ce dont on n'a aucune connaissance mu ne lui la vue le cœur sur tout ça nous serons interrogés aay boobu dafa important donc nu ñu mën a def mooy c'est vrai jey naa wax nga dëgg Macky moom mooy loolu xam nga nu ñu mën a def mooy chaque fois nañu taxaw ci dëgg bu ñuy xeex tamit nañu xeex ci dëgg Mamouchka wax na dëgg de gars yi sama c'est mon ami ah dëgg la dañu doon mbalagante maag moom rek pour ngeen comprendre ok donc bu ñuy xeex nañu xeex ci dëgg s'il vous plaît bu ñu xeex ci ay fen nañu juger nit ki par rapport ak dëgg amin nañ ko basé suñu jugement ci dëgg waxoon naa leen ko keroog gis nga bu ñu ko tegee ci dëgg révolution bi parce que problème bi wax naa leen ko c'est pas Macky Sall de et c'est pas Ablaye Wade wala keneen de wala Sonko wala keneen problème bi ñun ñoo am problème fii bopp yi ñoo la ñu war a liggéey la ñu war a changer moo soxla paradigme bu bees moo tax chaque fois man personne ma leen di jéem a indil ay aaya alxuraan parce que loolu mooy dëgg mooy lumière alxuraan lumière la tudd xamuñu nan lay kiyee ci xolu nit xadisu rasulullah moo tax may jéem a di orienter toujours du ma wax ay selon Einstein wala selon Descartes wala selon tubaab bi waxoon na lii non dama naan selon Allah selon rasulillah wala rasulullah a dit wala Allah a dit parce que boobu moo wóor médicament yi des yëpp dafa am effet indésirable bii mooy bu wóor bi boo xam ne amul benn effet donc ñun suñu base réflexion suñu base lépp lu ñu def foofu lañ ko war a teg
ma jox leen benn exemple Abu Sufyan ñëpp ko xam right bi muy nekk ennemi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi muy nekk ennemi wu xoolal païen la woon païen ba pare Quraysh ba pare muy xeex gën di mbindeef siyaasal kuy xeex rasulullah ak rasulullah gën di mbind ni ko yàlla bëggee ennemi wam juré andil ko ay problème Uhud ba pare nekk un païen nekk un ignorant un jaahil bi mu demee fële Rome Héraclius woo ko di ko laaj ay question ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam place ñaar nit ci ginnaaw Abu Sufyan après lan la wax bi muy indetali mu ne bu ma ragalul woon sama peuple plus tard ñu ne man fenkat laa man damay fen bu ma ko ragalul bu ma ko rusul woon pas ragal mais bu rusul woon loolu kon doon na wax ay fen ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xam nga après naal tekkil belaaw bi xam nga mu ne bu du woon loolu bu du woon rus am dignité mais après lan la ko yàlla fay bi ñu conquérir Makka dañ ne ku dugg kër ci Kaaba ku taxaw ci Kaaba gi sauvé nga ku taxaw ci kii mais ku dugg kër Abu Sufyan sauvé nga les Umayya première dynastie ci islam yàlla may ko famille yam moom parce que moom politicien la moom c'était un politicien yàlla may ko ci politique bi moom mooy kii ñoom Muawiya ñoom Yazid ak yooyu moom moo leen ci moom lañ jógee donc yooyu ay exemple la pour ñu xam nan la ñu war a xeex bi parce que nous parlons de révolution donc Ismaïla Samb ak kii ñooy laaj la mooy bail out fat naa leen wax benn affaire par rapport ak Assane ma delluwaat foofu ci Assane kaawam antécédent yi luy tax mu xaw a compliqué tamit mooy lan bu demee jugement dafay am lu ñu naan ay procureur par exemple dafay am gouvernement bi dafay am un représentant mais ak avocat am représentant gouvernement bi moom mën na xool Assane antécédent am yi mooy temps yi muy jaay ay Canal Street ak bi mu taxawee parce que Assane moom yenn saa yi dama naan waa ji la mooy daw ci boppam bi mu taxaw en public naan ay waaye dama dugg Amérique ak benn passeport français mais lan ngay waxee loolu ci dëkku jàmbur yow légal la ko procureur bi dañuy def enquête ñoom dañuy def ay recherche gouvernement bi léegi ñoom mën nañu gis ni moom mës ta wax loolu ñoom mën nañu gis ni mës ta jaay benn sac comme ni mu waxee montre boobu mu jëndee $20 mu jaay ko $18 mu ne non kii mën a nekk un danger pour dëkk bi pourquoi muy def loolu du affaire danger pour dëkk bi rek de mais affaire de xaalis la parce que Assane bu ñu ko accordé réfugié asylum bi ñu ko accordé mais dafa am ay privilèges yu bëri yooyu am en tant que réfugié te loolu ci gouvernement bi lay jóge américains yi seen tax money la seen xaalisu taxe la moom donc loolu lay défendre moom day défendre kii pour xaalis bañ a génn di dem ci étranger boobu moom avocat am di kii après juge bi tranché bon bu fekkee demuñu ci immigration judge bien sûr donc comme li ma wax Assane li ma gën a yaakaar withholding lay am li ma gën a yaakaar withholding peut-être am na benn plan boo xam ni kenn mënu ko wax ci ay internet non boobu tamit mën na nekk xam nga mais daal li ma leen bëgg a wax daal wax ji mooy Assane dafa soxla ay ñaan te Assane ñaan yi pour mu kii Assane wax la ngi neen ko waxante dëgg Assane yaayam bi ko jur la war a njëkk a baalu parce que gars ñu toog yow ñu xamee sa doom ay saaga à part nag yaayam boobu nag yéen ñi mu saaga ngeen baal ko boo leen ko baalee ngeen ñaanal ko dina ci génn parce que sénégalais dafa baax xam nga man fan laay waxee chaque fois sénégalais dafa baax mooy xool leen jour tabaski xam nga Rousseau da dafa l'homme est né naturellement bon c'est la société qui le corrompt mais man dama naan le sénégalais est bon à part Hélène Gaye bien sûr ak genre bu façon boobu mooy ñooñu ñooy exception yi xam nga le sénégalais est né naturellement bon mais c'est la pauvreté qui le corrompt xool leen jour tabaski gars yi ñëpp ay happy seet leen li ma leen wax rek jour tabaski ñëppay ko gars yi waay sama waa ji baal ma ak waay non baal ñëppay baalonte ak mooy jour boobu yàpp bi dafa bëri ndewenal yi fii yëre yu bees yi sénégalais boo ko joxee Macky Sall boo leen kiyee pétrole bi ngeen fexe génne ko ci loxo français yi ngeen fexe Eiffage yi ngeen jox tubaab yi ngeen joxaat ko sénégalais wallahi vous aurez le meilleur des peuples loolu man maa leen ko wax boo leen fexe sénégalais di lekk di suur ah vous aurez le meilleur des peuples parce que Sénégal dafa bëri yërmande xoolal gars yi malgré saaga yi dañ koy yërëm bu Assane dekoon naan kii dafa ëppal mais tëj nañ ko ñaan ndeysaan surtout jigéen ñi dañoo bëri yërmande si yéen yërmande boobu nag ñaanal leen ko Assane loolu la soxla ay ñaan la soxla mbux nee na tabaski ñëpp ay happy sauf ñi leb pour jënd xar loolu dëgg la xam nga donc
Assane nañ ko ñaanal quoi ñu jàppale ko ñaanal ko et puis dafa am yenn dëgër fit waaye da ngay dégg ay dëgër fit naan non Assane day génn parce que loi bi nangam wala kii ne non Assane Sénégal lay mujje da nga naan rek am naa yaakaar loolu nga war xamul tax ça dépend des humeurs du juge bi bu nekkee jour boobu dafa pendambe la reeree bu neex ak mu happy mais mën na ñëw ne waaye gars yi nice demal xoolal may naa la sax green card far parce que gis naa ko moo xam ne koo xam ne ay deep trouble xam lan la fa génnee green card la fa génnee loolu ay mbiri yàlla la mais Assane nag pour yàlla dimbale ko da ngaa tooñ ay nit da nga toog fii di saaga ay mais madame mais jabaru Macky Sall jigéen la gars nga taxaw di saaga ay yaayam ay ñoom yaayu ñoom Macky Sall comme affaire Souleymane Jules Diop ay Farba Senghor day laalante xaw ma waree ba ngi baleen ma terme bi dafa am ay relation ak Madame Wade même Madame Wade bu nekkee tubaab mais nit la te màgget la jur na doom bu toll ni Karim da nga ko war a respecté da nga ko war a respecté mais mënoo ñëw nga toog gars di saaga ay mais Youssou Ndour lu mu garaaw am na ñu ko respecté lu mu dee man je suis pas trop pro Youssou Ndour nañu waxante raay du ma leen nëbb bien que ay buuba samay gars yi lañu waree fa mais saa waay mënoo taxaw di saaga Youssou Ndour waay di ko saaga ay ndey fàtte ngeen wayam boobu ba mu ñëwee toog naan kii mooy góor gi Elimane Ndour da ngeen fàtte loolu mais boo gisee góor gi Elimane da nga koy respecté loolu mooy suñu Sénégal loolu mooy ñun donc daal gars yi wax ji gudd na man maa ngi ci liggéey nii xam nga j'espère que comprendre ngeen li may wax yenn gars yi nag bu ñu gisee ñu bind yenn kii saaga ma woo leen ci suuf parce que dama jàpp ne ñoom ay ignorant lañu dañoo xamul moo tax ma leen di woo ci suuf pour ñu wax parce que bu ñu waxtaanee rek juboo parce que man mënu ma ñëw ne damay xeexal peuple ba pare benn ignorant saaga ma may ay temps doon naa xëpp kaani comme le cas Assane bi mu déconné dama wàcc si foofu dama dem foofu mais nag gars bi d'après Mortal da real nigga la de d'après li ma Mortal expliqué real nigga la guerrier la quoi am na fit comme nga raag yi depuis Sénégal la du fii kon nante la daal xam nga donc nañ sóoraale loolu daal gars yi nañ sóoraale loolu xam nga jërëjëf maa ngi leen di remercier yéen ñëpp Cheikh Sadibou waaw show Cheikh Sadibou nag ci kanam lay commencé Petro-Tim bàyyi leen ci xel xam nga nee na Serigne Abdou nee na je t'estime bien mais kenn du yedd ci mbooloo mais saa waay nu ñuy def tamit amuñu yeneen moyen bu ñu amoon leneen bu nekkee ci biir benn dëkk lañ nekk duñu yedd ci mbooloo mais ñi internet rek la ñu am donc danay changé na bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala kenn naan yooyu Kocc Barma bu leen yedd ci mbooloo jamono yooyu internet amul WhatsApp amul woon Facebook amul léegi nag danay changé na il faut ñuy yedd ci mbooloo pour mën a toucher le maximum de personnes l'essentiel yedd bi mooy base u yedd bi na nekk alxuraan ak sunna jeex na waxu yàlla ak yonentam bi c'est tout jaajëf faay maa ngi leen di nuyu gars yi jërëjëf à plus tard